jërëjëf chers internautes de Waalo Digital News ñu ngi leen di nuyu bu baax. di dalal kenn koo xamante ne bokk na ci victime yi woon ñu ñaanal ko suñu borom yokk wéram bu baax a baax mu fas yéene rek waxtaan ak ñun ci wàllu woowu lekk monsieur Seck nuyu nañ la bàyyi nga nuyoo ak internet Waalo Digital. waaw jërëjëf Oumar Waalo Digital ñu ngi leen di nuyu. Waalo Digital duñu leen di gërëm. ndax dama ne si région bi da ngeen fi def lu rëy surtout moment bi su tolloo ndax muy Covid 19 bi da ngeen si jàpp bu baax a baax seen liggéey rafet na mais man nag damay présenter man la Oumar Seck man maître artisan la si ouvrage métallique si volet apprentissage man nag élu la fii à Ross Béthio élu la à la chambre de métier. En même temps man maay président de la confédération nationale des artisans et maîtres d'apprentissage du Sénégal ñu tuddee ko CONAMAS. macha allah monsieur Seck wax dëgg yàlla présentation bi am na solo nga bokk ci ñi nga xamante ni mbas mi jotoon na la gane si nga dellu si waxtu ñu tuuti rek ci mbir moomu. waaw Oumar da nga ma wax loo xam ni soo day diis. ndax mbas mi jaar nañoo moom foo xam ni yàlla rek. moo ñu mën seede te yàlla ñu ko teg doomu aadama teguñu ko yàlla ñu ko teg. dëgg la li ñuy wax moytu nañu ba tàyyi mais yàlla moo tudd nii. Oumar Seck war na kam kenn mënu ci dara. te Oumar j'étais à Dakar pour affaire CONAMAS bi confédération bi j'ai fait 1 mois presque et quelque bi ma ñëwee à Ross Béthio une semaine la am sentir ni yaram bi am na lu ci nekk. bon bi ma demee ci docteur yi presque du ni grippe la. J'ai commencé à employer les 3 comprimés ak affaire grippe yi. mais nag j'ai vu que affaire dafa gën exagéré. ma dem si centre bi si dispensaire u Ross Béthio fii. bu fekk c'était un dimanche ma fekk fay infirmier muy njaay ak ñoom ñu fekk leen fa. après ñu jël sama tension tak defal ma perfusion lu ma 2 bouteilles. je me suis rentré ma ñëwaat sama kër. 2 jours 3 jours après affaire yi gën a accéléré wu. tiens sama doom yi nekk à Dakar ndax ñoom it dañuy def santé. te am na ñoo xam ne ay docteur dañu am na ñoo xam ne ay si côté santé la ñu nekk. ñu ne non papa il faut nga dem def test bi. mais xam nga ñun ñëpp duñu ragaloon test bi ñu ne test bi du dara. Omar si laa demee ci hôpital Ousmane Ngom. ma dem test bi. booboot j'étais en famille maag sama soxna ànd ndax sama soxnaat gis naa ni bi ma dellu see. bi may def massage bi affaire bi dugg na ko. bi ñu demee test bi ñun ñaar ñëpp ñu am ko. bi ñu defee test bi 48 heures après. ndax boobu nelaw jafe na ma xëy na employé naa comprimé ma tëdd di nelaw sama soxna xëy na woo nañu sans portable ndax boobu dama fay portable bi. sama soxna fekk may nelaw mu yee ma ni ma docteur bi nee na am nga feebaru Covid 19 bi. booboot maa ngi tëdd ci salle bi nii mais dama toog sant yàlla ne alhamdulilah rabbil alamin. docteur yi. dama ko respecté même sama kër fii dama jëloon lu bare tekk barrières yi. pour surtout xale yi. moo tax bi ma dalee dama sant yàlla. ni yàlla de moo ma ko teg mais nan laay def léegi naa gën respecté barrières yi. noonoot sama ay doom taxaw ci. ni papa il faut nga jël sa devant. mooy il faut nga isolé wu ak sa soxna yëpp. ñu taxawul mesure de barrière yi. gis nga sama kër nii man 2 appartements la. dama mujj tëj appartement blé. ni xale yi ku wàcc na nga dem foofu maag sama soxna ne ñu nekk fii presque 17 jours. bi ñu nekkee 17 jours it am na temps boo xam ni Oumar métti na. feebar bi dama ne yàlla bu mu dal kenn. Oumar su ma toogee di wax feebar bi sax souvent damay day xaw doy waar ci man. ndax tollu naa guddi yoo xam ni honnêtement amoon yaakaar sama bopp. mais mënuma ko feeñal trop kër gi. pour ñu def am problème. nga xam nga soo nekkee responsable famille rek dafa am loo xam ne il faut nga dëxañ ko sa biir métit bi yëpp. dama daan dugg sama biir néeg maa ngi moom. maag sama soxna. parce que sama soxnaat vraiment moo ma moo gën a teel a gën am tan moom it vraiment mu jël occupation kër gi.
commencé taxawal si mesure barrière yi si kër gi. ku ñëw du ñu jënd paquetu masque. tekk ku ñëw ku bëgg a dugg sax ñu la jël masque defaral nii. soxna seet vraiment nekk à la hauteur. macha allah man nag booba j'étais souffrant. mënuma ci dara mais gis naa nu mu taxawee kër gi. tey boo doon dellu si waatal tuuti ci symptômes yi nan la meloon yan ngeen gënoon sentir. mais Omar feebar bi bañ na ba bi ma jëkkee dem si docteur bi. fan mooy métti mais Omar xaw ma fuy métti. ndax dama ne xaw ma fuy métti. ndax affaire dafa tàpp sama tànk yi en grippe. tànk yi mënatul dem. mais nag gis naa ne sama xol bi ak sama noyyikaay dafa dem ba mujjee gémmiñ gi laay noyyee. Omar dama ni la dafa dem ba mujjee sama néeg la maa ngi fàttali le 31 décembre le 1er. le 2 xam nga dafa seddoon. mais sama chambre couchée dama accéléré ventilateur ba mu sës. pour ma am lu ma gën lu ma noyyee. ndax baat bi dafa dem ba wow baat bi rek laay noyyee. dafa dem ba mujjee mënuma toog quelque temps te naanuma damay naan ba mujjee soxna si jël meew def ko ci butéel bu mag. su ma tourné rek si lay tànk rek naan ndax boobu mënatuma woon jóg. beneen bi Omar mooy sa biir bi du taxaw. day laase. biir bi day laase. mais nag dama respecter les docteurs consigne docteurs yi. di remercier Sow. le chef centre bi fii. di gërëm bu baax mais ma famille samay doom yi ay docteurs la ñu am na ñu nekk Dakar. ñoom it toujours papa defal lii. mais au moins j'ai eu 3 jours yoo xam ne xamatuma fu ma nekk. ndax douleur nelawatuma defatuma dal. mais nag bi ñu demee ba am trace Covid bi nii war na attaqué na ma ñu jox ma les comprimés. comprimé ma sama femme yëpp lañu ko jox. ndax am na ñett yu weex yi si xonq la pour une semaine. mais bi ma employé ñett yi. ça si la commencé retrouver wu. ak les fortifiants ak yeneen affaire yi ma joxoon si la commencé retrouver wu nànk-nànk. kon Omar affaire bi su ma nee la yàlla bu mu dal kenn. yàlla xam ne yàlla bu mu dal kenn ndax yéenuma kenn dara si loolu ndax loolu métti na métti ko xam ne. na yem si man sax. retourné wu. dégg nañ ni nga waxee symptômes yi ni mu demee ak les premières mesures yi nga xamante ne moom nga jël. mais ci moment yooyu sa xel ci lan la doon gën a dem. non xam nga moment boobu honnêtement dama ne la sama xel génn na àddina sama xel si dee rek la nekkoon xam tax ndax métti na foo xam ne dama mujjoon ni mais est-ce que tee ma yàlla tee ma yóbbu benn yoon. ndax j'avais beaucoup de douleur. mais yàlla ku mu soxlawul léegi. dëgg la dala fi bàyyi. kon yàlla moo ñu fi bàyyi ba ñu tal di wax. avant mu leen di dal gisoon nañ ni état du Sénégal mesure bi mu jëloon moo doon interner kii yi les cas positifs mais bi muy ñëw ak la deuxième vague mu changer de forme muy bàyyi nit ñi def prise en charge à domicile moment bi ñu la waxee ni la sa kër lañ lay bàyyi kii est-ce que sentir loo ni affaire bi xaw nañ ko ñàkkal fayda et tout. non man sax du ñu ma internet du ni mais grand bi ñaata at ñu ni ça fait plus de 60 ans. ñu ni non duñ ko yóbbu internet. sama femme li leen non. est-ce que mënu leen ñu ko bàyyee. mes enfants ni non ñaan docteur bi est-ce que mënu leen ko bàyyi ndax tamit kër gi mën am na mesure barrière yi ngeen def mën nañu ko def. te pas bi il faut ñu suivre de près. ñun duñu ñaan ñoom ñoo ñaan ñu bàyyi ma fi. mais bii ñaanee ñu bàyyi ma fet comme ni ñu ko waxee rek duñu jël comme li ma waxoon duñu jël suñu mesure de barrière rek teg. ñoom it ñu appliqué que amuñu dara luñ ci daw si kàngee seet si wu kenn seet si wuñ duñu arrêté lépp. donc mu mel na ko kon madame taxaw na ci taxawaayu sentinelle donte moom it mbir mi daloon na ko jamono yooyu. waaw moom it mbir yi ba daloon na ko mais xam nga nag Omar dafa mel na affaire bi âge ça compte. l'âge là ça compte beaucoup. ndax soxna seet maa ko mag. te nu mu tenir affaire bête yàlla dimbali na ko si quelques jours après rek commencé na lu bon ñetti pour taxaw. man nag mënuma ko woon mais kon donc c'est l'âge. kon it dama bëgg ni la moom si boppam. âge bee taxoon vraiment xam naa ni. lu bon moom mën tenir. avec isolement bi ñu isolé. et pour kër geek yooyu. loolu bokk nga ci ñi ko dund et je pense que ni tey nekk nga un témoin oculaire bu ñu xoolee Ross Béthio tey cas yi ni muy yokkoo de jour en jour. mu mel ne que nit ñi aussi dafa ba léegi ignorance boo xamante ni dafa des ci ñoom lan la lay impressionné.
d'accord moi xam nga man affaire boobu moo lii moo tax ma bëgg envoyer message bi man bi ma dalee ci saa si ñu bare loo ko si bëru la ma ne non non du si bëru Covid bi moom dugg. y avait des sama morom yoo xam ne lu tax nga wax ko pour xam la nga am nañu daal sama contact ma leen non danaa ko wax. ndax nit ñi gëmuñu ko. te man dama nekk homme public. man su ma demee ba jiite ay organisation il faut ma wax gars yi ni leen lii ça existe surtout sunu mbokk artisans yi. ndax bu ñu xam négligé. xam nga gis nga nous sommes trop négligents. ndax gis nga sunu atelier yi day salté. da ngay des fois sax fan yi su ma génnee nii dama gis ouvrier bu yor benn masque boo xam ne dafay tilima du mujj je suis obligé ni la saa waay te ngaa changé sa masque bi. wallaay mu ne gis nga de ñun suñu toppee lii duñu am xaalis ndax suñu jënd masque ma ne que sa santé bopp. moo gën masque ndax masque bii. une semaine yaa ngi takk masque yi c'est pas normal. vraiment dama mujj di informer gars yi ndax xamuñu ce qui se passe. mais xam nga su ma génnee xam nga souvent lu ma xale yi di wax. Covid. Mbas mi daa man leen dama leen di reetaan jàll. man leen heureusement. ba sama message mi ngi jàll ndax man dama wax woo yee nit ñi. ce qui se passe ndax man lii du ma ko dëxëñ bu lor kenn. ndax man sama xarit yëpp. ku bëgg a ñëw man la noo bul ñëw. dama Covid bi dal na ma. damay jël sama ay barrières ay mesures de barrière pour se protéger bañ mu dal keneen. tey jii nii Ross Béthio bokk na gis nañu ni actuellement ci dernier chiffre yi mi ngi nekk à 25 cas sous traitement. mu xaw a yéeme trop ci dëkk bu toll nii ban message ngay jox askan wi. xam nga surtout loolu ba bi ma ko déggee dama tiit bu toll nag Ross Béthio commune Ross Béthio bu ndaw xëy na c'est vrai am na ay dëkk yu ko wër. mais mën naa la dëkk bu ndaw la. ndax suñu amee tey 25 cas. 25 cas yi ku mu tiitalul man de tiital na ma. te loolu lépp mooy du ñu gëmul suñu bopp. il faut ñu gëm. kër docteur bi ndax ñoom war nañu sensibiliser association bi jiite organisation bi nekk ci un peu dispensaire bi semaine passée gis naa ne jox seen car jël naa seen kii di sensibiliser mais nit ñi il faut ñu gëm seen bopp xam ndax feebar bi ku muy dal yow lay dal mën na dugg sa biir kër lor sa njaboot il faut jàppale état bi encore ndax mu ñu bari dañu xamul ni état bi ñoo njabootee population Sénégal yëpp. président de la République dafa wax ba tey. ministre dafa wax ba tey. tey ñun sunu autorités yi wax nañ ba tey. mais nag ñoom du ñu sonn ndax ñoo njabootee affaire bi. ndax suñu doon sonn bàyyi na mais ñoom dañu sonn. mais nag nun ñi en tant que porte de voix nun ñoo war wax affaire bi nag gën leeral nit ñi. te ñemee nit ñi ku mu dal soo traité mën nga wér. ndax lii. feebar buy wér la. feebar bu yóbbu la. te ñi si bare soo seetee 100 yi. mën naa la 90 yi daañu wér. suñu appliquer les règles. macha allah yow yaay président CONAMAS comme ni nga ko waxee léegi nga yor wàllu am solo ci artisanat am na loolu junj sax ci artisan yi naka nga fas yéene yokkee sa sensibilisation parce que tamit sa cër la ngir ñi nga xamante ne ñoo ne ci artisanat bi ndax atelier mbedd yi bokk nañ ci ñi nga xam. actuellement ñoo gën a exposé wu ndax outil bi wu ne ku ne laal ku nekk fay daje et cetera bokk nañ ci ñu gën a exposé wu de. waaw maa xam nga damay remercier toujours l' état xam nga état bi lu mu mën ak lu mu mën a jëm mi ngi def ndax nun état bi naam jàppale nañu. mais dafa am loo xam ne ak seegul. bu dee PEJA bi. li ñu recensé woon fii yëpp 90% jot nañu c' est vrai am nañu jotagul. mooy fonds Covid 19 bii ñu jàppale artisans yi. le président de la République débloqué na 25 milliards. ministre joxe na 5 milliards joxe ko pour 30 000 artisans. ak seegul mais looloo bu ñëwee. lu bon dañuy jàppale. xam nga Omar ñun ñoo war jàppale suñu bopp. xam ni état lu mu mën mi ngi koy def. ak lu mu mën mi ngi koy def. ndax lenn ngi ci. li ñu war def mooy arrêté xew yi Omar. xew yi dañu ko war arrêté. dëj yi suñu robee yi nañu tas affaire yi. mais nun duñu bëgg a jël mbokk. soo demul doo mbokk doo ne même feebar bi xamul mbokk xamul xarit. te nag ma bëgg ni la jigéen ñi nañ xool ndax jigéen ñi ñoo moom kër yi xew yu bare jigéen ñi koy def nañu arrêté yooyu. ndax Ross Béthio actuellement su dee 25 cas am na fi. mais kooku war nañu tiit ñu xoolaat suñu bopp. te li ci bare jigéen ñi la. te ci li ci bare jigéen ñi ñoom ñoo ko teg seen bopp. te soo seetee Sénégal gii ba Sénégal daj. jigéen ñi il faut ñu xoolaat suñu bopp ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi. ndax jigéen ñi bu ñu tëddee musiba am. jigéen ñi suñu tëddee rek musiba am.
kon góor su tëddee mais nag jigéen nag ñoo yor kër yi ñoo yor njaboot gi bis bu ñu tëddee nag musiba kon yàlla buñ tëdd yàlla bu góor tëdd yàlla bu jigéen tëdd yàlla bu kenn tëdd na ñëpp jàppa ci si mesure de barrière yi ñu jëm góorgóorlu nag affaire bi métti na économie Sénégal addina bi yëpp mu ngi daanu te surtout Sénégal suñu réew mu ndaw la lii xejul ci nun nag ñoom man jàppale suñu bopp pour suñu économie kii bi ndax économie yëpp si sàrt bi la commencé boo wérul doo mën doxal économie. macha allah looy sensibiliser askan wi ñu tëj. Omar man lu ma sensibiliser affaire yi mooy ngëm. nañu gëm ni affaire yi existé na. nañu gëm ni affaire yi war nga dem mi def fi test bi. ndax la majeure partie soo waxee ñu test dafa métti. ñu pare de xam nga test bi dañu ko dugal sa bakkan. dem ko yóbbu mais test bi lu mu métti mu génnee jàngoro boo nee ne am nga jàngoro ko teel ko traité. li may conseil nit ñi mooy. nga yóbbu sa bopp dañu la yóbbu. ndax la majeure partie bu ñu yóbbu rek xam la foo jëm mais ki yóbbu sa bopp. lu bon boobu moo tane. kon ku santi dara sa yaram. te mën yóbbu sa bopp. si kër docteur. ñu wax li la dal. nga soogaa ñëw toog. lu mu mënti doon nga appliquer les règles. nga appliquer médicament yu ñu lay jox. man leer na ma ne boo ko defee. nga yóbbu sa bopp. yàlla mën na la si génne ak jàmm. macha allah jërëjëf Seck jërëjëf. chers internautes de Walo Digital News ñu doon teewlu. damay terminer rek mooy damay gërëm les suñu responsables les chambres de métiers. di si jiital le président Ablaye Leye. di si jiital président union des chambres de métiers. di ci jiital direction de l'artisanal. di ci jiital le ministre. ndax ñoom ñëpp woonuñ ma. am na organisation boo bokk international ODEVA. muy Cissé Ali boo ko jiite en Côte d'Ivoire. lu toog 2 jours toowu ma. président naka yaram wi nangama ñoom sax dañuy doon ñaan yàlla. kon Omar man damay sant yàlla bu baax. macha allah damay sant yàlla wax ni réew mi nañu respecter mesures barrières yi. ñu jàppale suñu bopp. macha allah suñu jàppale suñu bopp man leer na ma mbas mi bientôt ñu yàpp. macha allah mooy toog sa kër. liggéey toog sa kër. liggéey toog sa kër. takk sa ay masque laal sa ay gel raxas sa loxo. boo ko defee yàlla mën na si defal jàmm. tarkal merci Omar. jërëjëf chers internautes de Walo Digital News loolu la leen indiloon mu nekkoon témoignage ci kenn koo xamante ne bokk na ci ñi mbas mi laaloon yàlla dogal nag alhamdulilah fiix na bu baax a baax ba delluwaat na ci ay activité am ñu ñaanal suñu borom gën a yokk wéram ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëdd aussi mbas mi tëral leen yàlla suñu borom gaaw leen yëkkati ñu delluwaat ci seen njaboot ñi nga xamante ne dalu leen yàlla musal leen ci te it ñu góorgóorlu ci li nga xamante ni moom moo di les mesures barrières takk masque yi di raxasu laal gel yi moytu nuyoo bi moytu jaxasoo bi moytu mbooloo yi moytu dem bu amul benn njëriñ bi loolu buñ ko defee rek suñu borom mën nañ cee musal kon loolu la woon ñu joxante yéen rendez-vous beneen jamono ci beneen waxtaan jaa ngeen jëf.